lu nga xamante ni jaaduwul du yoon wax dëgg fa yàlla dinañ ko xeex fañ ko war a xeexee ak ña nga xamante ni ñoom noonu lañ ko war a xeexee parce que nous sommes dans un pays de droit fii kenn moomul kenn ganaaru kenn nenu fi kenn. beneen bi moo di que ni dégg naa ñuy wax naan non dañuy seet parce que nit ñi dañoo bare dañuy seet ndax mën nañu changer dañuy seet ndax nangam mais seet boobu matu ko fi parce que xamal tax maire bi àttan na comme àttanu ko mais ki fi jiitu woon war na leen yoon est-ce que mos nañu toog dégg ñu ne diw fayeekuwul wala bu fekkee léegi maire Ndar dafa nekkatul maire ba mu nekkoon ñu wax ñu ko bu fekkee acte 3 bi dafa ñëw bu fekkee acte 3 de la décentralisation dafa ñëw rétrograde Ndar def ko communauté rurale nañ ñu ko wax parce que Ndar jàpp naa ni ci pôlu maire yi ci Sénégal la bokk maire yi waroon a gën a am doole te maire Ndar demoon na ba toll fu nga xamante ni danga naan boo nee Ndakaaru ni Ndar dañuy diirante mbagg bu baax a baax parce que yéege nañu niveau bi ba fu nga xamante ni toll na fu nga xamante ni jàpp naa ni maire Ndar bokkoon na ci li ëppoon ci liy créer emploi nga ñëw bëgg rësal loolu yëpp ay la yowoon nag nañu waxante dëgg ba ñuy laaj dañu taxaw wër Sénégal ni man maa mën dañu wër Ndar gox bu ne ñu dugg fa man maa mën ba dégg nañ ci biir ay wax ñu bu ngeen ñu falee président danañ jàppale ana président xanaa dafa démissionné bopp la ñu wax dëgg ku yokkatul daal jàpp naa ni waratoo wàññi waaw gumba daal ku ko saraxul war ko mën a bàyyi ak yalwaanam. ñuy di seen tur ak seen sant man la Soxna Sey ma ñëw fi taxaw di wax ci turu brigade verte de Saint-Louis waa brigade verte dañu am nag lu leen metti trop li ñu metti nag lenn la ndax ñun ay jigéen kese lan wékkuwuñu fenn yaakaaruñu fenn lu dul ci yàlla dañu toogoon suñu kër di daano di jóg yàlla ak yonent bi teg fi xëy na Cheikh Bamba Dièye dem ci xëy na délégué ci quartier yi conseil de quartier yi ak GIE yi ak agent mairie yi ku nekk ñu bare joxe seen ay tur pour nañu wut seen ay nit ñun ñëwuñu fii pour politique indiwuñu fii ci Ndar ñuy liggéey ñun dañu ñëw di liggéey te yàlla tax Ndar tax ñu jóg Ndar rek tax ñu jóg bëgg rek defar Ndar liggéey Ndar ku nekk gis na brigade verte 6 heures du matin lay génn këram ci biir lëndëm bi di dox ci biir roq bi bandi yi di la siffler ngay daw di daw ba génn taliba ngay daw di wut oto bu la yóbbu ba sa service ba nga war a xëy service ba 7 heures du matin war la fekk sa place juste ngay liggéey ku nekk gis na ku jóg fajar gis na brigade verte ci diggu tali bi muy bale ci lëndëm la ñuy bale kon nag suñu jëlee ñu ni ADC ñoo ni fay ba ñuy jël waxuñu ni contrat la ñu am contrat bi weer la waxuñu ni at bii la yem waxuñu ni weer bii la yem dañ doon liggéey te waxoon nañ ñu lii à vie la waxoon nañ ñu loolu am na ku nu wax Demba Ñaa mas nañu wax ne lii mën na nekk à vie ba ñu nekkee fii di liggéey nag dañu yaakaaroon ni Bamba Dièye même bu fi toogul keneen ku fi toog dana jàppale jigéenu Ndar ñun nag jigéenu Ndar ku ñu jàppale moo nu tax a jóg ñun dañu toog ba le 10 bi passé yëgunu tinunu ñu wooñu ADC ba nu ñëw ne le 30 la seen contrat di jeex jigéen ñii feebar nanu ñii daanu nanu xëm ñii jaaxle nanu ndaxte ñii ñoo ngi bokk seen ay natt war ka fay amul luñ ko fayee ñii ñoo ngi jël ay bor war ko fay amatul luñ ko fayee le 30 jot ñu arrêté nu ñun ñëpp ñu toog liggéeyatunu ñu jëm ci tabaski ouverture ñëw ñenn ñi ba léegi seen ay doom inscrit wuñu ñenn ñi amuñu fourniture Mansour Faye na xam ne ñun ay jigéen lañu Mansour Faye nanu gestu ñun ay jigéen lañu te sonn nanu dafa waroon toog jàppale ñu waaye warul ñëw taxaw ne nañu arrêté bi nu arrêté metti nanu ndax amuñu ku ñu jëm jaaxle nanu Ndar moo ñu tax a jóg liggéey nanu nag 1 an 8 mois ñoo ngi koy liggéey ci mairie bi mosuñu absenté benn yoon 1 an 8 mois ñoo ngi koy liggéey amul benn bis bu nu arrêté suñu salaire diggante le 1er le 3 la ñuy mas a jot suñu xaalis kon nag Mansour Faye nanu gestu ñun ay jigéen lanu ñoo ngi ci gannaawam Ndar lanu bokk na xam ne ñun ay jigéenu kese lanu na xam ne nag suñu doom yi ñoo ngee toog inscrit guñu leen na xam ne suñu doom yi amaguñu fourniture amaguñu dara moom mu ñëw taxaw war nu jàppale ba pare dindi nu teg nu fee metti nanu nag torop
Il y a eu un arrêté municipal qui demandait l'arrêt de travail de près de 300 à 350 temporaires. Cet arrêt-là signifie tout simplement une mesure pour essayer de voir clair sur la situation des temporaires. Parce qu'en réalité, s'il y a aussi des gens qui travaillent, il y en a qui sont payés pour ne rien faire. Et nous, dans notre programme de campagne électorale, nous avons prévu qu'une fois à la mairie de Saint-Louis, nous allons rationaliser les ressources humaines. C'est dans cette dynamique-là. Rationaliser ne veut pas dire chercher aux sorcières, ne veut pas dire gommer tout le monde. Rationaliser, c'est prendre réellement ceux qui travaillent, les productifs, les utiliser et se débarrasser de ceux qui ne sont pas. Nous sommes dans cette logique-là et vous allez vous rendre compte à partir de demain que nous n'avons pas chassé tout le monde, que nous avons gardé les plus méritants et nous allons nous débarrasser de ceux qui ne travaillent pas. Je pense que c'est la mesure la plus simple, la plus naturelle qui soit pour une équipe qui vient de se mettre en place.